mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun télévision Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi bokk na ci dox bu yaatu bu waa PDS gonto tey ci mbeddi Ndakaaru dale ko place Obélisque jaar Centenaire ba poste Médina mbooloo mu takku teewe ko woon marche waa PDS yooye ñuy sàkku rek ñu bàyyi libéré Karim Wade di ñaaw lit ñu ne ceerte gi ci dund gi ak it taxaw gi défendre liberté yi Sénégal lakk gu metti ci marché Grand Dakar tey ji ci bëccëg yàq na fa lu bari xamaguñu fu lakk gi bawoo waaye ni ñu ko waxee cantine yu bari yàqu na fa alal naaw ca sapeur pompier yi nag amoon ni jafe-jafe ngir egg fa lakk ga tukkee ndax xataay ca boobu marché wàllu kër docteur syndicat médecins yi Sénégal seen ñaareelu ko fan ak gréew tey jile ak cooxe nag la dugal ci hôpital bu ci mel ni Fann ndax foofee maladie am na ca ñu ko yëg lool ci wàllu xaar ak bu rang ak yeneen bu nu sañoon daal gindi ko am diggante docteur yeeg kilifa yi ngir kon ñu dakkal lu ni mel bitim réew ak song gu nu song ambassade de France ba ne ca Tripoli ca Libye attentat voiture piégée ñaar ci garde ya foofee am cay gaañu tàggat yaram bokk na ca demi-finale bu njëkk tey bu Ligue européenne des champions jamono ñu wax ak yéen Bayern ak Barcelone ña nga ca. Parti démocratique sénégalais mobilisé ànd ak i ñoñam ngir rek ñu ne réew mi lu jëm ci wàllu kon liberté yi ñu gën ko sàmm dund gi wàññi te am ci ndax seer na lool waaye ñu génne ci kaso bi Karim Wade moo waral seen doxam ñaxtu bu ñu dooree sànq ca Obélisque jaar Centenaire wutali poste Médina jamono yi sax kàngami parti bi ñu ngi ci janook taskatu xibaar yi ñu ko waxee mobilisé nañu mbooloo nga fa woon bu image yi yàgsee incha allah télévision Futurs Médias dina leen ko baaxee image yi marche bi nga xamante ni bëccëgu tey gi PDS jógte nanu ko kii seeni ñooñ marché Grand Dakar bëccëgu tey gi lakk gu méttee fa am yàq fa lu bari cantine xamun lu ko waral waaye jàpp leen ni la fa yàqu bari na sapeur it amoon ni jafe-jafe ngir egg fay lakk gu tukkee ndax xataay ci marché ba Fatou Kiné dema nga fa woon ak Pape Fall. lakk gi nag fii la xewee ci marché Grand Dakar ndaw ñi sax laata sapeur pompier di ñëw mankoon nañu ngir jéem koo fay. ñun suñu yaay ñoo fi nekk ak suñu tante yi ak suñu mag yi kon ñun c'est normal ñu ñëw jàpp ci. ndax mais nag kontaan nañ jeune Grand Dakar ndax ñëpp génn nañ pour dimbali yaay booy yu fi nekk waat ndax ñoom dañuy fayal pour yóbbu seen kër c'est normal ñu jàpp ci. ci liñ ñu xamal benn magasin buy jaay omo ak eau de javel moo lakk laata muy jàpp yeneen boutique yi. sànq dañu fi ñëwoon sama yaay ñëw ba juste ci côté cantine bi ak tànganaa bi moom juste bi mu déplacé woo aba ci dégg lakk commencé léegi après man ci laa daw ñëw ba ma ñëw xool gis muy tàq mais xaw ma ne exact. li ñu mën a jàpp dara ci suñu gàttal ñun dañu jàpp ne gaz la quoi peut-être gaz moo indi incendie bi bon ci la commencé marché bi commencé jàpp mairie commencé tëb jeune quartier bi yëpp génn commencé jàpp ci parce que instant yii ñu ngi woo sapeur mais dañuy yéex a ñëw quoi. askan wi fi yeewoo nag tiitoon lool nekk ci njàkkare ñu bari génn ci seen kër daw wutali mbedd mi. non instant yi man ma tiit ba xaw ma lu may wax mais l'essentiel daal yàlla bu ma may moor takk bi moom métti na trop. ñii di sapeur pompier yi sax amoon nañu jafe-jafe lool ngir yegg ci marché bi ndax koñ yu xat. bu ñu sukkandikoo ci askan wi fi yeewoo fii marché bi nekk sax du place. te dañu bëgg tamit wax ci maire bi mu jàppale ñu fii du place marché fii dafa xat fii déjà boo amee malade bëgg ko génne fii yëpp ay table la da ngay sonn pour génne sa malade moom daal dañ leen di ñaan pour ñu génne marché bi fii du place marché. nit ci bari dañoo préféré jaay ci mbedd mi looloo tax dañoo occupé place bi oto yi war a jaar ak yi nit ñi war a jaar. amul kenn ku fi ñàkk bakkanam waaye li fi yàqu ci matériel bari na lool. ñu waxtaanee wàllu yoon ak procureur de la république beneen Sénégal Ousmane Diagne am na ko fa wuutu ca toogu ba Serigne Bassirou Gueye lay wuyoo fekk baax Cilmaxa diwaanu Thiès moom Serigne Bassirou Gueye ni ñu ko waxee nag di doctorant ma ngay def doctorat ci wàllu justice ak démocratie wuutu Ousmane Diagne mi yenn ci xibaar lam-laame ne li ko waral poste mooy daa lankal noo lieu Barthélémy Diaz Marie-Christine Mendy. Le droit, c'est pour tout le monde. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. nekkoon procureur de la république Ousmane Diagne tekkil nañu ko ay ndombal tànkam ndogal gi altine bi ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril lañu ko jël ginnaaw bu ñu doon amal conseil supérieur magistrature njiitub réew mi Macky Sall jiite woon ko Ousmane Diagne ndogal gi mu jël lank na du setal Barthélémy Diaz ci coow gi amoon ca mairie Mermoz Sacré-Cœur ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci atum 2011 ba sax benn nit ñàkkoon fa bakkanam ginnaaw ba ñu ko tiiree balu fetal mu mel ni lu ni mel bokk na ci li tax ñu tekkil ko ay ndombal tànkam ndax jëwriñ bu ñu dénk wàllub yoon Mimi Touré sàkk woon na ci procureur bi mu setal doomu Jean Paul Diaz bi Ousmane Diagne yemul ci bañ rek
ndax kii di Barthélémy Dias yóbbu nañ ko ci kanamu cour d'assises yi ginnaaw bi mu nekkee juróom-ñetti at ci boppu parquet bi Ousmane Diagne yóbbu nañ ko ci cour suprême ki ko wuutu di naataangoowam bi di wuyoo ci Serigne Bassirou Gueye nekk conseiller technique numéro 1 bu jëwriñ bu ñu dénk wàllub yoon. Sénégal leen ñor mooy xaalis bi ana mu waaye nit koo xam ne da ngay jëriñ ci sa xaalis mun la xaalis bi manqué na kaay wane xaalis bi waaw lu ci am nan fii lañ ma war a atteeg waruñu ma attee fii ak fii lañ ko. Serigne Bassirou Gueye moomee nekkoon fi auditeur ci cour suprême substitut bu procureur bu Dakar substitut général bu cour d'appel ak tamit procureur de la République fële ca Tambacounda. ñu des ak wàllu yoon dem ba Louga ak cour d'assises yi am foofee Jojo Sow moom yoon teg naka daanu ñaar fukki at yi kaso yu nu toftal liggéey bu mu sañu ta bañ ñaari millions yi alamaan ngir borom kër yi soxna si mu yegg ci kawam deuxième session cour d'assises bu Ndar nag di amee ca Louga jamono yi mbiri viol ak wàllu faate jur doom faat ak it wàllu ko ñaawteef Thierno Fall. ñaareelu session cour d'assises yu Saint-Louis tàmbali nañ ko fii ci diwaanu Louga ñu di ko amal ci diggante ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril kii di avocat général bi dellu si ci tànneefu Louga ngir amal fi cour d'assises yi. bu fekkente ni cour d'assises am na yoon may na ñu def ko feneen fudul fi cour d'appel bi dëkk Louga ñaareel bi it Louga dafa di région boo xamante ni jamono yi ñu toll am na solo lool. ndaxte gis nañ ni importance bi mu am ci wàllu tribunal. ñetteel bi mooy bëgg atte bi ñu koy amal fa mu amee mooy fa mbir mi xewee ñu amee ko ñu defee ko foofu. lu toll ci ñaar fukki nit ak ñaar ñu war leen fee atte ci biir ñaawteef yu bëri te wuute. am na si ñoo xamante ni dañ leen tuumaal rey jur doom rey ko ñeneen ñi topp nañ leen ci wàllu rey nit ci boo xamante ni da nga ko waajal ba pare doo koy def. am si ñoo xamante affaire sàcc lañ leen toppee. atte bi ñu ngi ko doore ak mbir mi nga xamee ni si mi ngi aju ci wàllu viol bi ànd ak rey mu ngi amee woon nag ci département bu Kébémer ci atum 2006 jëf ju ñaaw jooju ki ko amal nag mi ngi wuyoo ci turu Jojo Sow moom nag ba mu sàkkoo as ndaw ci la ko daal di caw ay jaasi yu bëri ba nga xamee ni ca la jaare ñàkk bakkanam kooku di Jojo Sow nag ginnaaw bi ñu ko attee juge bi daal di koy daan ñaar fukki ati kaso boole kook travaux forcés cour d'assises yi ñu tàmbali ko fii ci diwaanu Louga fas yéene ko wéyal ci diirub ñeenti fan lu toll ci juróom-ñetti cas moom lañ fi war a àtte bés bu ne ñu amal ci ñaar cour bi nag ñi ko séq bokk na ci président bi di Abdourahmane Aw ak ñaari assesseur Serigne Assane Dramé Samba Ndiaye Seck ak avocat général bi di Salobe Ñing ñu waxtaanee xew bi jëm ci tegam doj bu njëkk bu ay logements sociaux dëkkuwaay yu ngir ñi loxo yi jotul ginnaaw gi juróomi junni ci yooyu dëkkuwaay ca Bambilor jëwriñ ji nu dénk wàllu urbanisme ak habitat soxna Khoudia Mbaye jiite xew wi xam le ni nguur gi fi ne politique bi mu jógtee mooy fexe ba ay tabax yu méngoog jamono mucc ay buute lool ak fàq dëkk yi fi woon soxna Khoudia Mbaye dañu koy déglu ak Ousseynou Thiam ak Oumar Gueye. li tax ma jàpp nag ne programme bi dana ànd ak dogalu yàlla mu nekk programme buy law mooy dafa am ñu ci yéene te li ñu ci yéene mooy dañuy wàññi njëg yi mooy dañuy gën a gaawal mooy dañuy yokk waaye yokk boobu nag du tax li nga xam ne ñun wax nañu ni logement social la tudd ñu sofental ko wala ñu suufel ko dañ ko fas yéene def mu baax ni muy baaxee ci ñi ci kaw rek mu di ko baaxee ci ñi ci suuf ndax loolu moo nuy jig ndax li ñu fi teg président Macky Sall li ko fi teg xam na ko donc li ko jig xam na ko ñu ngi leen di nuyu premier ministre ma ngi leen di nuyu maa ngi leen di sargal dama bañ a dem ba tarxis ba dóor pooj di ma ci fekk. ministre Khoudia Mbaye wane mbégteem ci logements sociaux yooyu ñu dalloo ca Bambilor juróomi junniy dëkkuwaay méngoog jamono lool mucc ayib ngir askan wi loxo yi jotul ginnaaw gi leneen ci xibaar ñeel paju mi kër docteur a ngi ci ñaareelu fan ak gréewam syndicat ña ci bootu ci SAMES syndicat autonome médecins yu Sénégal ci gréew bi nag ak cooxe am na ca ci hôpital yu mel ni Fann ak Abass Ndao bu weesoo urgence yi fii ci des patients di malade yi ñoom sonnoon ca lool Maimouna Ndiaye la ñu ci àndal Maimouna Ndiaye ak Alioune Diagne. soxna si Kaolack la jugee ci suba teel la ñëw hôpital Fann ngir seet si docteur am wante bu mu fi ñëwee lii lañu ko wax. nee naa dem ba lundi ay analyse ak rajo laa defoon def ko depuis vendredi joxoon ma rendez-vous tey pour jox ma résultat yi mais ma ñëw jot naa résultat yi ga mais jotuma médecin bi nga xam ne moo war a xool résultat yi pour war maa bindal samay ordonnance. ñi grève bi di sooxe ci seen liggéey bari na waa ji di ko firndeel.
et puis démb ba léegi ñu ngi fiy jaabante man tu n'arrives pas à avoir de médecin parce que aussi la grève donc situation la boo xamante ni daal war nañ ci mën a remédier lu xam nga lu mu gën a gaawee rek. te boo ñëwee doo gis ñi nga war a gis exactement pour présenter la say médicaments doo leen gis. ñu bari dañoo jàpp ne nguur gi war na cee taxaw laata muy ëppi loxo. moo war a jël responsabilité am pourquoi moo ko war a jël parce que aussi bu fekkee ay salaire la wala ay prime la nañ leen ko fay benn yoon mu jeex nit ñu continuer quoi parce que la vie est suffisamment dure en ce moment ah. ndax nuy grève di ko ñaxtu nii dañ leen ko war a defal parce que comme que ñoom buñ amulee li ñu bëgg dañuy grève te bu boobaa malade yi ñooy sonn kon léegi gouvernement yi daa war a def tout pour que di satisfaire waa santé parce que avant tout la santé. bokk na ci li kuréel gi ëmb docteur yi fii ci Sénégal di sàkku ñu fay leen seeni ndàmpaay xoolaat ni ñu leen di jëlee di leen yóbbu ci yeneen i gox te ñu jàpp ne teguwul ci yoon li lépp doon ay tëralin yu ñu nasoon ci atub 2010 fi mu toll ni dogul nañu ci seen xeex dàquñu sax wane waat seen bopp ci yeneen i fànn bu fekkee ni gestu wu ñu leen. grève bu waa SAMES yooyu nag di médecin yu Sénégal ca Ndar ak Louga nga xamante ñooy seeni ñooñ ànd nañu ca lool misaal gi mooy téeméer yoo ca jël juróom-ñeent fukki ak juróom bankoon loxo yi ca zone nord Louga ak Ndar ci juróom-ñaar fukk ak juróomi médecin yi juróom-ñaar fukki ak benn yëpp banque loxo yi doon nañ amal ak xayma ak seen ab grève nag di sàkku ci état bi mu jëli responsabilité am ku ci mel ni docteur Amadou Yéri Camara di fàttali revendication yi rawatina yi ñeel Louga ñu déglu ko Thierno Fall. am na ñaxtu yoo xam ne dañ ko bindoon ci kàggu mooy plateforme revendicative bi loolu dafa am problème mu doxinu district yi nga xam ne ay district yu bees la Louga la woon ak yeneen fukki district fukk yëpp a ngi dox Louga ñi ñuy liggéeyal ñenn ñi ne reconnaître ñu ñi leen jiite daa mel ni rek benn soldat ñëw taxaw ne man reconnaître ma sama officier gis nañ lu ëpp ñetti yoon ba ñeent ministre de la santé pour loolu waaye li ñu teg suñu loxo dañoo doyul gis nañu préfet yi kilifa aada yi kilifa diine yi ñooñu ñëpp gis nañ leen waaye seetlu nañ wax dëgg yàlla doo dàqe moo fi am tey ñu wax ñu lii bu ñu naree grève ñu ne leen xaar leen jox ñu kayit gu lëndëm boo xam ne réglewul leen ci ëllëg sa ñu continuer lii nag il faut ñu régler ko parce que bu réglewul système de santé bi dina bloqué. wàllu douane bi ak 3% yi ci ñiy bawoo bitim réew diggante impôt et domaine ak jaaykat yi réeroo am na ca direction générale impôt et domaine ne lu war la yoon la ndax moytu rek li ñu duppee fuite ci wàllu fiscalité ñoom waa UNACOIS ne ñoom naam gedduñu ndaje démb mi waaye bu nu soñoon daal waxtaan wi ñu gën ko xóotal Awa Signaté Suzanne Seck ak Mar Dieng la ñu ci àndal. acompte bénéfice industriel ak commercial indi na réeroo ci diggante direction générale impôt et domaine ak union nationale bu commerçant ak industriel bu Sénégal di UNACOIS kii di conseil technique bu directeur général bu impôt et domaine moom xam na ni waxtaan ba juboo dina mën a saafara mbir mi. créé wuñu benn impôt bu bees li ñuy laaj rek mooy kuy liggéey rek ci li ngay liggéey ñu jël ci as tuut loo xamante ni dina mën a jëriñ askan wi loolu rek mooy mbir mi. boycott boobu ni ma ko jàppee rek mooy. dañoo waxtaanul rek parce que UNACOIS bi ñuy def code bi ci lépp lu nga xamante ni intéressé na commerçant yi jot nañ cee waxtaan ak ñoom donc bu ñu egsee ba fii mu am difficulté ci 3% yi dañuy jàpp ne loolu manque de communication manque de concertation la c'est parce que dañoo waxtaanul rek. acteurs yu UNACOIS yi ñoom ñi ngi xam leen ni gedduñu ci ndaje moomu amoon ci DGID waaye nag ñuy yëgle ni tamit ànduñu benn yoon ak loi boobule. mais convocation bi ñu yónni bi ñu ko yónni mooy bés bi nga xamee ni ci lañ war a def suñu conférence de presse bi ci la ma secrétaire bi indil courrier bi ne ma courrier bi nga ngi bi mu ñëwee comprendre ma parce que ñun problème bi ñu doon posé wu ci jour bi mi ngi concerné 3% bi alors que convocation bi ñu jox deful benn mention ci 3% bi lii benn problème la waxoon daf ñoo traversé mais comme dafa soxal loi du problème bu yomb réglé li koy waral mooy ñu mën a toog gouvernement bi waxtaan ak ñoom kan la ñuy toogal baaxul ci économie bi ndax boo xooloon tey loi boobu génnoon na ci UEMOA en 2001 mais 2001 ba heure bi kenn appliqué wu ko parce que dañoo gis ni cadre wul ak suñu économie réew moo tax boobu dañuy appliqué wu ko soxna si loolu mooy problème bi. appliquer loi bi mooy mbébétu ñi nga xamante ne mooy direction générale bu impôt et domaine waaye nag laaj bi mooy ndax danañ ko voté déet.
ñu des ak direction générale impôt et domaine ak i sommation yu mu yónnee yenn ci borom kër yi Ndakaaru ngir l'impôt ñu war ko fay ca këyit yi nag koppar yi ak tolluwaay gi du ci def jéggi daye lool tax yooyee borom yi kër ñaawlu doxalin wi ak daggin wi ñeel l'impôt gi tukkee ci ñoom direction bi ñu ne ñu ànd ceeg Ibrahima Camara ak Mar Dieng. lu bari ci sommation yu ni mel la ñu àndil ay borom kër fan yu ñu génn li ko waral mooy mbirum l'impôt. dëkk bu mel ni Sénégal am na ñu bëri ñoo xamante ne bëgg nañoo fay seen impôt mais kayit yi duñ ko jot nuñ ko waree jot parce que waa service impôt et domaine bu ñu yónnee seen agent yi au lieu ñu jëm seet propriétaire bi fu mu dëkk mbaa ay mbokkam fu ñu nekk ñoom dañuy ñëw ci kër gi rek jox ko ay locataire mbaa ñu jox ko benn borom boutiquier te ñooñu loo xamante ne du seen yëf duñ ci bàyyi xel bu baax yenn saa ay kayit bi mun na leen réer. duñ ko wax borom kër gi mbaa ñu bàyyi ko noonu rek mu réer après waa domaine dañ lay indil yeneen kayit yoo xamante ne charge yi day gën a yokku. njaboot gi yenn borom kër yi nekkee kilifa yi ngànk wàllu impôt bi bàyyiwuñ ci xel dafa mel nii. boo gisee borom kër yi bëri ay borom njaboot lañ ñi surtout boo gisee kër yi nga xam ne nekk ay 10 ans 20 ans seen parents yi ñoo ko jënd terrain di tabax ñooñu bu ñu ko gaañee ñu bàyyi ay borom njaboot yi ay seen njaboot yi. bon sa njaboot après boo demee boo 5 ans rek wala 4 ans ñu indi ay 10 ans impôt bàyyi ci kaw njaboot yi boo bàyyi ci kaw njaboot xam moo fekkee njaboot yi sax mu ngi foofu kër gi lay yaakaar ne ñu indi ay impôt liggéey waa impôt et domaine it ngir gindi askan wi dafa des lool ay ndaw yi liggéey ci l'impôt et domaine ger moo leen gën a yitteel def seen liggéey. bu ñu defee réforme yu mel nii war nañu utiliser numéro de téléphone yi yëgal ko ñi nga xamante ne ñooy particulier yi ndax ñoom la ñuy liggéeyal. donc war nañ leen gën a expliquer ak tamit même réforme bu bees bi bu ñu ko defee mënoon nañ fi teg benn structure boo xamante ne ci première année bi mënoon na accompagner particulier agent yi nekk ci suuf ñoom seen intérêt bopp moo leen tax a jóg système bi parfois système bu corrompu la xaalis la ñuy gën a ut. koppar yi waa impôt et domaine di laaj it takku lool. ay 6,750,000 6,750,000 dafa mel ay copie dañ ko copie. fay impôt di warugar ci askan wi borom kër yi ñu taseel nangu ko it teg ci ne daanu fexe ba wàccoo ak l'impôt bi. ñu dellu waxtaanee wàllu politique ak marche bu ñu leen junjal sànq ñeel waa parti démocratique sénégalais mbooloo mu takku ñu balee nag image yi ngeen am une idée kon xam nanu takkoo woon tey ci ngoon ngir rek sàkku libération Karim Wade ak ñu ne ŋàññ certe dund gi Sénégal ci jamonoy nguur ak président Macky Sall. leeral li ne waa PDS seen i kàngam dinañ amal jamono yi conférence de presse liggéey bi nag xaw na desandi li ko waral mooy ci pàttali waa PDS yooyu xiiru rek jëm ci liggéeykat yi groupe Futurs Médias mu nga waral pexe bu ne def nañ ko ngir mën a am image yi ci anam yu ko liggéey bi nangoo waaye it mënoon na fee gënati bu fekkoon daañu féexal suñuy ñooñ ca xam ni groupe bi ay liggéeykatam def seen wareef rek moo leen tax a jóg muy tas xibaar ak fu waay mën a féete ñëwoon ci nguur gi démb ak fi ñu tell jamono yi tey ci opposition bi bay njort ne daa am nu liggéey bi demee ca demee wuni ñu ngi jéggulu daañ ci àndata yéen du ñàkk yeneen di jamono ci seen marché tey bi ñoom PDS 20h Khalifa Diakhaté ñu waxtaane napp mi pêche artisanale geeg sooxe gi ci Sénégal moonte nag dina jur xëy yu bari koppar yu bari naka noonu ci ñi ciy yënguwaay nag am na cay cooxe ci wàllu incohérence politique gi ñàkkum jumtukaay naka noonu moo waral commission bi Afrique de l'Ouest taxawal ngir rek daal di ci indi yeesal ak ngëneel naka noonu daan ca tërali plan yeggee ko réew yi seq mbootaay gi Daniel Diouf Ibou Cissé. ñi yëngu ci napp gi ñoo ngi yitteloo li napp giñ naan pêche artisanale di sooxe donte sax ci diwaan yi ci biir réew mi ak feneen ci biir Afrique sowu jant napp gi koom gu takku lay jural sunu réew yi. dañoo bëggoon au moins état bi jëppale ñu pour bu ko defee nag dëkk yi communauté yi ñu jëm a booloo jëm a méngoo bokk benn xalaat benn jox bokk benn gis-gis ñu jëm a uti pexe pour aar suñ géej gi parce que bu ñu ko defulee dina dem ba si benn jamono dootuñu am lu ñu dundee dootuñu amul dara duñu gisati dara si géej gi te ñun fu mu ne nii Casamance mun naa ne amul benn entreprise boo xam ne moom bu fa géej gi doxalee nga dem di fay yëngu di jëm a uti di fay uti liggéey donc géej gi mooy suñu entreprise géej gi mooy suñu société géej gi mooy suñu usines yi. kii di président collectif pêcheurs artisanaux yi mu ngi woo nguur gi ak ñi moo jëflanteel ñu bàyyi xel ci anam yi noo xaatimee yenn accords yi. daanaka dara desut fi ndax bato yi fi nekkoon daaw xereñ nañu xereñ goo xam ne bii li fi nekkoon lépp ci pélagique ramassé nañ ko ba léegi tuuti moo fi des tuuti kon li lu tuuti loolu nu dese nag lu tuuti loolu nu dese nañ ñu ko bàyyil ba bu ñu ko signé ak keneen ndax doyunu nun Sénégalais yi comme que doyunu nag nun Sénégalais yi bu ñu ci dugal keneen muy ñëw a ñëw daan damay signé accord ak yooyu nun loolu d'accord tuñu ci
yi lay kàddu mel na ni ñiy saytu pêche artisanale bi fii ci Afrique sowu jant bàyyi nañ ci xel. Ce qu'il faut dire aux pêcheurs artisans, c'est qu'ils ne travaillent pas en isolation, que nous sommes là. dama bëgg nappkat yi ñu naan pêcheurs artisanaux yi xam ne kenn béru leen mu tax ba fii ci Afrique sowu jant ñu fexe ba juróom-ñaari réew yi nga xam ne ñoo seq kuréel gi ñu naan CSRP te muy saytu pêche artisanale bi ku ci signé accord de pêche ci ñoom ak bitim réew mu respecté conditions yi ñu fi tëral ngir napp ci suñu ndox yi. loolu dina tax ba kenn du gàllankoor sa morom dale ko talaata gi ba àjjuma gi ñu dëgmal ay borom xam-xam ci wàllu napp gi ñoo ngi amal ab lël jagleel ko pêche artisanale bi ñu di ci séentu ay saafara. ñu dem ba Matam di ko diggal sekkee nag njaween yi ndax ñu ne lii di melon xaal melon bi dox na fa loolu jamono yi daan mbay jur na fa lool ñuul mooy la muy bari jafe ci wàllu njaay mi Ali Bandel ñoo suxali mbay mi ngir xeex ak ñàkkum xëyu ndaw ñi concept boobu programme amee woon kat mu ngi ami forme fii ci diwaanu Matam ndaxte gannaaw toolu projet agricole ya ca Wendu Bosiabe jamono yi fukk ak ñett tool amal nañ ko fii ñu ciy defee maraîchage di nag xeetu mbay sukkandikoo ci ay xeetu forage yu bees yi nga xam société agricole yooyu yëngu ci wàllu wutal ndaw ñëpp xëy SIPA bu ne téeméer ak juróom fukki ndaw ñoo ci liggéey ñu daal di leen boole ak ay opérateur économique yi cosaanoo ci biir réew mi yi nga waxaale ak ñoom signé ak ñoom contrat ngir bu góob ba jotee rek ñi indi seen camion jënd production bi ca càmbe nag baykatu ndaw yi am nañu sax ay rendement yu ëpp loolu liñ doon yaakaar donte nag wàllum njaay mi moo leen tere nelaw. am nañu rendement bu baax parce que am nañu plus de 20 tonnes à l'hectare problème bi ñu am rek tuuti rek mooy commercialisation bi ki ñu signé woon contrat jël na moom li mu bëggoon mais lu des mu ngi fii yow filmé ko gis nga lu yàqu am pagaay problème bi ñu am mooy problème commercialisation. canal bi mu soxla woon jël na ko ba pare. léegi lu des moo nekk fii. parce que li ñu estimé woon si comme rendement am nañu ko ëpp ñu am moom macha allah. président de la république li ñu koy njëkk a ñaan mooy matériel agricole avant béy bi sax bala mu egg fii dañu am problème matériel agricole. ñu ci mel ni ay tracteur ak petit matériel yooyu yëpp soxla nañ ko bu ñu paree aussi bëgg nañ comme programme nu mu formé SIPA yi ñu formé yeneen ay SIPA yooyu nga xamante ne wàllu commercialisation la ñuy dox nga xamante ne ñun lépp lu ñu produire ñoom ñoo koy jël dem jaay fekk ñun duñu am benn perte lépp lu ñu produire rek fekk jënd jaaykat yi taxaw ñun lay jël directement dem jaay. au début amul ñoon benn njëriñ mais campagne melon bi am nañ ci yaakaar incha allah dañu ci génn. donte li des te jaayaguñ ko bëri na waaye jamono yi am na yeneen ndaw ay baana yi nga xamante ni ñoom it seen bamba mu ngi maase ndaxte kat nag luuma yi la ñuy topp ak dëkk yu mag yi ñëw fii ci càmbe jënd melon bi daal di koy yóbbu jaayaat jamono yi sax camion yu njëkk yi moom dugg nañu réewum Espagne nde société bi di Jam Ari mi jënd lu gën a bëri ci production bi fi camion yi jógee ëpp na ay bés jamono yi nag mun nañ jàpp ni junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki ndaw moom génn nañu ci wàllu chômage bi nde ñoom it amal nañu seen bopp xëy jaarale ko ci SIPA yu programme bi. ñu waxtaanee wàllu culture 23 avril mooy bëccëg gi ñu jagleel ci àddina wàllum téere livre bëccëg gi nag ci àddina yëpp UNESCO bi koy màggal ngir rek yokk mbiram lecture di jàngam téere yi ak it protéger sàmm lépp luy moomeel cim xel at mu ne lay am fii ci Sénégal nag ak yëngu-yëngu yu bari tukki yu ñi di yëngu ci wàllu mbind di écrivain waral ñoom xew bi dañu koy dàq rek ba ay bés bii di ñëw Ibou Diouf Mouhamed Niang. UNESCO jël bésu fukki fan ak ñett ci weeru avril ngir jagleel ko lii di téere yi ak lépp lu ci aju dinañ ci faral di ci waxtaan itam ci lépp lu aju ci wàllu droit d'auteur. droit d'auteur mooy droit la bi nga xam ni bindkat bi walla ki nga xam ni dafay créer mën na nekk bindkat ci li gën a bare mën na nekk kiy dessiner parce que am na droit d'auteur am. képp ki nga xam ni dafay am benn li nga xam ni moo ko créé boppam kooku comme dañ koy jaay bu fekkee ne dañ koy jaay téere la bu ñu jaay lopp téere bu ñu mënti jaay moom am na ci temps. fii ci Sénégal naam xaatim nañ lépp lu aju ci wàllu droit d'auteur wante ba léegi rek ñu ciy nemmeeku ay jafe-jafe. du ñëpp ñoo mën a dund ci seen bind loolu moo tax droit d'auteur. nit ki ñun convention yi nga xam ne yëpp Sénégal voté na ko mooy auteur bi dina am ay droit am
ba nga xam ni 75 ans après bu génnee àddina sax day touché ay ayants droit am dañuy ñi nga xam ne ñoo ko doon dañuy touché. Association des écrivains du Sénégal di benn kuréel bu ëmb ñëpp ñuy yëngu ci wàllu téere bés bu nekk ñuy wane seen taxawaay ngir ñu mën a mattal lii di droit d'auteur. li nga xam ni moom la nit ñi gën a xaar te loolu autorités yi am ci place bu mag mooy décret d'application yi parce que ñun Sénégal am nañu kuréel bu njëkk bi mooy organiser nañu ba am BSDA bureau sénégalais des droits d'auteur voté nañu aussi sur les lois bi nga xam ni moo organisé droit d'auteur ak droit voisin. fii ci Sénégal kuréel bi ëmb ñëpp ñuy yëngu ci wàllu téere ñu ngi xar seen tànku tubéy rek ngir ñu mën a taxaw ci loolu liñ ci jublu rek mooy fexe ba képp ku bind livre nga mën ci jëriñu ba sax say ndono mën ci gis seen bopp. xibaari bitim réewum France ambassade ba ca Tripoli ca Libye dana ko song tey jile ak woto bu ñu mulaale bomb ñaar ci gardien yi am ca gaañu jamono yu France moomee lu ñeel Mali assemblée nationale am ak Sénat ba daal di wote lii di prolongation ngeen baal ma bu liggéeyu opération Serval dañuy wéyal seen taxawaay ñoom France ca Mali ñu des ak France ak parlement ba penc ndaw réew ma fa voté daganal ñoom it sëyu ko góor jigéen ak jigéen naka noonu Mariam Biram Ba. Prolongation opération Serval ca Mali voté nañu ko niki démb ci guddi opération bile ñu ngi ko dale càmbar ci weerub janvier atub ren bi député yi di def vote bi jot nañu delloo njukkal juróomi soldat yi jot a faatu ca réew Mali. ambassade de France ba nekk ci Tripoli song nañu ko niki tey ci fajar ñaar ci New York kaaraange gi jot nañ ci am ay gaañ-gaañ François Hollande mi jiitu réewum France nag xamle na ni mu ngi xaar njiituk réew Libye yi ñu indi ay leeral ci li ni mel waaye daal parquet bu Paris tàmbale na niki tey enquête am fee ca Tripoli. Le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. gannaaw ba nu ndajee lu ëpp ci téeméer waxtu ñu nekk ci pencum ndaw réewu France voté nañu loi bi daganal sëy ci diggante ñaari góor wala ñaari soxna lu toll si ñetti téeméer ak fanweeri benn ñoo voté loi bi lee ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñoo ci àndul projet bi lee def réewum France fukk ak ñeenteel dëkk bi nangu sëy diggante góor ak góor wala ñaari soxna. wàllu sport bokk na ca demi-finale bu njëkk tey jii ñeel Ligue européenne des champions diggante FC Bayern mi dalal ca Munich ñi nga xamante ñooy waa Barcelone ak Messi nag amoon gaañu waaye docteur yi jox nañ ko feu vert nangul ko mu football tey jii ndax wér na ginnaaw gaañu bi moom Lionel Messi ni ñu koy waxee jamono yi première demi-finale gi ñoom FC Barcelone ak Bayern Munich ña nga ca Ligue 1 bu Sénégal moom 15e journée bi mandargal xaaj bu njëkk bi ña nga ca jamono yi ci trêve ñu bari nag rafetlu nanu doxee ba fii am ca satisfaction rawatina ci wàllu li nga xamante ni mooy niveau bi waaye te régularité jongante yi Pape Cheikh Sadbou Diarra ak Pape Fall. pàcc bu njëkk bu saison 2012-2013 bu Ligue 1 bi jeex na football nan fukk ak juróomi bés championnat ñu jëlee fa jàngat yu bëri. li ñuy gën a rafetlu aussi mooy le fait que li nga xam ni calendrier bi match yi ñu programmé woon ñu ngi koy joué ci période bi ñu ko programmé woon. am na leen loo xam ne dinañ ko rafetlu parce que boo xoolee arbitre yi def nañ seen liggéey seen njuumte ci li nga xam ni doomu aadama bu nekk da koy dal gën na néew moo tax boo xoolee stade yi violence bi di doon amatu fi. par rapport ak même championnat daaw bi niveau technique bi niveau tactique bi gën na élevé wu tuuti parce que. am na ay match yu neex yu ñu seetaan liggéey nañ bu baax aspect défensif bi ñuy wax parce que boo xoolee même suñu ñetti meilleurs buteurs yi 6 buts la ñu am sur 15 matchs. bu ñu demee ba championnat bi nekk ci phase aller bi nekk ci moitié bi ci moitié parcours bi ci lañ sentir que ñi nga xam ñoo nekk ci kanam léegi finalement ñoom ñu ci ginnaaw ñi nekk ci ginnaaw nag ñoo nekk ci kanam. gis nañ ay équipes yu confirmé mooy Jàmbaar ak Jaraaf. Linguère laay jox équipe surprise maanaam newul ci 3 premiers yi waaye. fi mu nekk nii ci première partie classement bi man jàpp moo ne équipe bi dina fa ne beneen équipe bi nga xam ne foogoon naa ne dinañ jouer raw gàddu gi te wax dëgg te newu fa muy ñaari tali. Ngor nekk si ñetteelu place bi
ak Port bi nekk ci juróomeeli place bi ñooy révélation ci xaaju championnat waaye mbaa dinañ wéyal di fa nekk wala ay mbetteel lañu. ñoom man duma leen boole ci surprise ndax wax man yàgg naa leen seetaan naa leen bi ñuy nekk D2 gisoon naa nuñ doon fubalee te jàppoon naa ne wax dëgg fa ñii bu ñu yéegee bu ñu continuer bu dee amul changement ci équipe bi même joueurs yi ñoo fa des dinañ def lu baax Ligue 1 jàpp naa ne wax dëgg fa yàlla war nañoo mën a continuer ci lancé bi ñu nekk ba même bu ñu jouéwul titre gi sax dinañ gaaw a maintenir te dinañ bokk ci première partie classement bi. ñeenti équipe ñoo nar a wàcc ren loolu nag dina indi pression ci ñaareelu pàcc bi nga xam ne taxaw ci wàllum koppar dina fa am solo. pression bi dafay nekk ci kaw épaule joueurs yi dafay nekk ci kaw épaule entraîneurs yi léegi nag entraîneur bu nekk nag foofu la ñuy xamee entraîneur bu nekk kan moo gën a ay sa morom kan moo gën a xam système de jeu sa morom. lii gën a départager équipe bi mooy au plan financier parce que motivation joueurs yi motivation entraîneurs yi dina nekk loo xam ni dina gën a pousser joueurs yi ñu gën a am xarañ pour mën a préparer phase retour bi comme ni mu waree. ngir dabu calendrier bi juróomi jogante des nañu ko amal bala ñuy tàmbaliwaat Ligue 1 bi ci fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu jëm. fédération football bu Sénégal comité d'urgence ga taxawal commission arbitre ya ni ko teg ci FIFA waxee ñoom yooyu arbitre ñooy officier ci match retour yu ligue professionnelle bi ki ko xamle di njiital fédération football bu Sénégal Augustin Emmanuel Senghor ñu déglu ko Cheikh Tidiane Dione ak Mar Dieng. arbitrage boo xam ne ndogalu FIFA moo ko teg suñu bopp dafa ne depuis 2011 ba léegi waroon na fekk ñu def ko parce que FIFA dafa ne woon à partir de avril 1er avril 2011 bépp fédération ci àdduna bi dafa war a am direction boobu ñun defuñ ko parce que ci lu bare mën naa ne tamit pression Badara moom comme bëggul woon kuréel boobu juddu moo taxoon mënuñ ko woon def mais toll nañu foo xam ne mënuñu continuer noonu nag di jéggi li nga xam ne mooy ndogalu FIFA parce que FIFA moo ëmb football àdduna si yëpp te ñoom seen bopp mën nañu teg daan ëllëg donc ñu gis tamit ne manque de DNA boobu ci jamono ñu toll day nekk loo xam ne day bloquer modernisation gestion arbitrage bi au Sénégal foo xoolee neexul ba neex mais arbitrage bi ni ñu ko doon gérer il y a 20 ans moom la ñu koy gérer ba léegi ci dëgg-dëgg. Augustin Senghor ñu dénk football bi Sénégal mu nekkoon mbokk yi xibaar yi télévision Futurs Médias di leen gërëm bu baax ci seen kóolute kóllëre yeneen i xibaar ci français 20h Khalifa Diakhaté ñu fanaan jàmm.